salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax yéen a ngi ci Senucom TV comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag ñu daal di def déplacement daal di ñëwaat nag ci leneen nee naa leen ci biir dégloonte muy concept bu bees tàq bu ne dégloonte defe naa ni baat bi wundu na boppam daal di ñëw nag ci li nga xam ne rek daal di set si sax laay wax ki nga xam ne mooy Mara Wade bu ñu ñëwee ci Mara xel yëpp dina daal di nem nag ci candidat yi donc ñi nga xam dinañ xalaat daal di koy xàmmee Mara damay ne salaamaaleykum wa rahmatulah Mara mooy kan ak Mara fan la juddoo ndax Mara ci dëkk bi la nekk kan mooy Mara ba pare. soxna Aïcha ñi ngi lay nuyu. di nuyu seen mbokki internet yëpp. nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. di nuyu waa Thiès di nuyu waa Sénégal. Mara Wade nag ab ndongo bu dëkk Thiès la rek. juddoo fi yeroo fi. màgge fi. donc def le mouvement associatif en commençant par les ASC. ku ñu xam suñu équipe buy tudd ASC Walidane bu Thiès. ASC boo xamante ne gagné na tous les trophées yi nga xamante ne am na ci nawetaan. depuis la zone jusqu'au mouvement national. donc jiite aussi zone 4 zone bu ñu gënoon a mag ci Thiès jiite ODCAV bokk ORCAV ONCAV et nekk aussi ci ñi nga xamante ne nii ca jamono bi ñu bëggee neewal doole ci biir ONCAV ñun ñoo génnoon créer li ñu tuddee woon ONCAM organisation nationale de coordination des activités de masse. nekkoon ci ak ay suñuy xarit le feu docteur Issa Mbaye Samb nekkoon ci ak ñoom Moussa Tine ñoom Pape Diop ñun ñoo créé woon ONCAM boobu biñ ci génnee tamit aussi ñi ngi woon ci suñu liggéey ndax ku ñu xam ne ñun jàngalekat lañu dañoo jàng université ba am suñu maîtrise yàlla def ñu dem def fi formation école normale supérieure génn nekk donc di jàngale ci lycée yi bi ñu jógee ci loolu aussi ñu nekk li ñu tuddee conseil pédagogique maanaam ñiy xelal jàngalekat yi yàlla def na tey jii ci ñiy xelal ministre éducation nationale ci la ñu bokk ci ministère boobu donc léegi nag yàlla def na aussi ba tey suñu activité yooyu ñu lëkkale ko woon ak ay activité politique ndax dama nekkoon ci parti bu ñu tuddee grand parti donc nekk le chargé national de la communication donc tey nag xëy na fi may waxewul ma grand parti mais yàlla dafa def ñu nekk ci benn coalition bu ñu tuddee Penco ànd liggéey mu fas yéene bokk ci jongante yi nga xamante ne ci lañ jëm le 23 janvier 2022 muy ci élection territoriale ñun ñu fas yéene ci nekk candidat au niveau de la commune ouest am aussi yeneen candidat à l'est et au nord le président Moussa Tine di président Alliance démocratique Penco nekk notre candidat au niveau de la ville de Thiès donc ci loolu la ñu donc mën a def présentation ma doo parce que nee nañu nit ki moom mënul wax mooy kan waaye je crois que de manière très très ramassée mën nañ ne xëy na loolu mooy suñu parcours bu ndaw boo xamante ne def nañ ko donc vraiment doomu Thiès lañu nitu Thiès lañu et nangu ko it ndax nitu Thiès moom buñ koy wax pour ñun nitu valeur la war a doon d'abord Thiès ku xam nitu Thiès xam ko ci kuy bañ la ville de Thiès a toujours été une ville de refus depuis lu yàgg loolu histoire mooy histoire bi nga xamante ne moo lal histoire de Thiès bañ ko commencé ci ñoom Lat Dior mu wàcc ci les cheminots mu amoon ci ay ñu seen tour feeñ lool ñëpp ñu xame leen bañ je crois que ñun deret jooju mooy dox suñu yaram ba léegi donc vraiment nitu Thiès lañu donc dañuy bañ ku ñu xeeb bañ ku ñu suufeel ku bëgg a indi injustice tamit ñu taxaw jàmmarloog yow pour vraiment défendre les intérêts de la population donc loolu moo waral tey jii ñu xool li nga xamante ne nii moo nekk fii ci biir dëkk bi ñu gis ne dëppawul xëy na ak ñun suñu gis-gis dëppawul ak aussi mbëbët yi nga xamante ne moom la ñu amal waa Thiès moo tax ñu samp suñu nënd fexe jàmmarloo ak ñi fi nekk pour que la gestion bi nga xamante ne ñu ngi koy gis tous les Thiessois décrier ko ñu fexe nu mu fi jógee ñun ñu toog vraiment defaral waa Thiès li nga xamante ne nii moom lañ bëgg donc loolu daal je crois que moom la ñu amoon peut-être pour wax ko pour une brève présentation.
macha allah am na solo donc du lu ñuy laam-laamee ndax nit jóge na ca àll ba yàgg fa lool ba kenn xamu ko mu bëgg dara ci réew mi donc day nekk loo xam ne du yomb pour ñu daal di koy présenter nit ñi kon yow defe naa ni leer na naññ dañuy daal di wax ni li tax nga posé candidature ndax yorin bi nga xam ni ki fi nekk na fi pendant 7 ans ana lan la fi liggéey lu la neexul wala boog am liggéey na fi loo xam ni vraiment yow loolu satisfait na la daal lan moo tax nga bëgg a jël yëf yi ci loxoom lan moo tax nga taxaw ne damaa bëgg ñu jox ma mairie bi. waaw li nga wax am na solo parce que bu fekkoon ne xëy na lépp mi ngi jaar ci yoon. population yi am nañu satisfaction ci la gestion bi fi ne. je crois que boobu boobaa ñun duñu ñëw ne dañu bëgg a jël la mairie. je crois que l'ambition bi nga amante ambition bi ñu am pour jël mairie bi. dafa lalu ci que ñun liñ fi gis ñu koy doxal. dëppoowul ak ñun suñu gis-gis dëppoowul ak ñun li nga xamante ne moom lañ bëggal waa dëkk bi ndax dañ koy rappeler toujours il y a quelques années. Thiès benn mairie rek la amoon muy mairie bu mag ba. mais dañu jékki-jékki gis ne dëkk bi màgg na lool ñu xam ne benn mairie ba nekkoon fële ca biir ville ba du moom mooy mën a saafara jafe-jafe waa Thiès ci la ñu créé li ñu tuddee woon les communes d'arrondissement pour ñu mën a am ñoo xamante ne dañuy jege askan wi lool di mën a xam seen i jafe-jafe di ko saafara mais depuis bi ñu defee les communes d'arrondissement boobaak léegi kenn gisu fi vraiment ay jéego yu am solo yoo xamante ne ni communes yi seqi nañ ko ndax da ngay nit day dëkk sax ci gox mais boo ko waxee mairie commune du ko xam pour moom am na ci ñoo xamante ne ci commune ouest bi lañ dëkk mais boo leen waxee ba léegi mairie dañuy yaakaar ne mairie de ville nga leen di wax. loolu li mu tekki mooy rek simplement que mairie bi gestion de proximité bi mu waroon am njëriñ bi mu waroon amal population yi donc amu ko. moo tax dëgg-dëgg ñu gis ne daal xëy na ñoom liggéey ba ñu waroon a liggéeyuñ ko te seen liggéey nag dafa nekk liggéey boo xamante ne dafa am solo trop ci population yi parce que une commune doit faire dans la gestion de proximité doit impulser aussi ce qu'on appelle le développement local parce que dañuy wax développement mais développement kenn mënu ko wax te waxoo développement local nit ki fa mu ne dëkk fa moom la mën a fexe ba mu soxali par exemple bu ñu fexee ñun commune bi ñu ne fexe ba commune bi vraiment comme génn fii commune bi développé wu ñu fexe ba yeneen communes yi nekk biir Thiès développé wu bu boobaa la ville de Thiès va être développée su Thiès développé beneen dëkk développé wu muy Ndar di Dakar di feneen bu yàggee Sénégal lay développé wu. donc ñun ñu gis ne donc développement ba ñuy wax fii lañ koy commencé béy ci saw tànk comme ni Olof Diaye di wax mais chaque fois dañ naan way le développement et cetera l'émergence mais développement ak émergence fii lay soqee ko. suñuy fexe suñu gox-goxaat yi suqaliku suñu dëkk suqaliku suñu réew suqaliku et je crois que ñun loolu mooy suñuy ambition. donc ñu fexe daal ba fi nga xamante ne nekk nañ fi. fexe ba population yi gis ci seen bopp bu ñu amee jafe-jafe ñu gis ñu ko taxaw saafara ko seen jafe-jafe yi nag bari na lool ndax ku ne xam na peut-être li nga xamante ne ni mooy mission première d'une commune. mooy fexe ba dëkk bi set. gis nañu ne Thiès setul woon foo tourné mbalit yaa ngi fi bu nawet bi ñëwee vraiment ndox yaa ngi taa donc ci jamono yi ñu passé la ñu gis xëy na ay oto mbalit commencé waat di daw ci biir dëkk bi di ramasser ay ordures. ñu gis ne nag xëy na contexte bi ñu ne mooy expliquer loolu mais toogoon nañu ay jamono yu bari yoo xamante ne ni nit ñi ñooy fay ay charrette pour ñuy jël seen mbalit yi ci seen biir kër. donc loolu nekk loo xamante ne ni aussi jaaduwul ndax loolu c'est une mission de la commune. ñoom ñoo war a fexe ba ku am mbalit génne ko sa kër ñu jël ko yóbbu ko tuuri ko ca àll ba. donc loolu aussi nekk na ay ambition yoo xamante ne ñun am nañ ko pour mën a seetal dëkk bi. mën a fexe ba ñu am un bon plan d'assainissement pour la commune. bu nawet bi ñëwee lu mu taw bu ndox mi am fu mu jaar jàll. fexe ba aussi dëkk bi leer moo am ay lampes partout. dans les rues les ruelles parce que loolu aussi dafa am solo trop ci dëkk. lëndamaay day indi insécurité donc bu guddee sax doo ñemee yónni sa doom mu génn ci mbedd mi parce que da ngay ragal ñu agressé ko wala yooyu. donc toutes ces missions là c'est des missions de la commune yoo xamante ne ñoom gis nañ ne la leen ci waroon lu bare defuñu ko. donc ñun ñu gis ne daal xëy na bu ñu yàlla defee ñu dagaan baatu waa Thiès ba ñu may ñu ko am nañu yàqin ne lii nga xamante ne gis nañ ko ñu koy doxal ci dëkk bi
am nañu doxalin boo xamante ne moo ko gën fuuf. moo tax daal dëgg-dëgg ñu am yéene. am taxawaay boobu pour vraiment laaj pour ñu jox ñu dëkk bi pour ñu defar ko parce que defar laaj bi lépp nag du pour laaj rek. on ne veut pas être maire pour être maire simplement. mais on veut être maire pour être au service des populations. donc loolu aussi nit ñi xamee ko noonu. et que donc population yooyu tamit xam ne. ñun dañu ñëw pour jaamu seen soxla. et que nit ki donc bu ñëwee pour jaamu sa soxla aussi am na noo war a doxalee ak moom donc ñun donc tànk yooyu daal lañ taxaw. et di tàllal loxo population bi yëpp pour ñu jàppale ñu ci loolu pour que bis bu ñu ko yàlla joxee ñu mën cee def loo xamante ne ni daal xëy na dina nekk seen njëriñ nekk suñu njëriñ ñun ñëpp. et voilà ñu ñëw ci li nga xam ne rek actuellement nee naa politiciens yi tax nañu koñ boo dugg fekk fa ñetti leket wala fukki leket li koy waral en général mooy diw dinañu seet si ak diw ak diw. te bu ngeen fa ñëwee da ngeen di joxe xaalis du ngeen am sax temps wu waxtaan ak population donc ñoom dañuy jàpp ni da ngeen leen di nax à chaque fois ba boo waxee rek ñu ne dañuy lekk lu jot dañ koy lekk voilà donc ñoom ñu ngi toog tey lekket yu bare ñu baal ma parce que loolu moo fi nekk bu lañ la laajee nii dañ la naan diw dox ñu 100000 kii ne 50000 kii ne 200000 donc li am solo mooy ki ëpple est-ce que dinañ ko voter et pourtant après ñoom ñu ngi naan dañuy nax alors ñoom ñi lekk xaalis bi après ñoom lan lañu parce que ki ñëw pour nax si la nga xam ko jël xaalis bi te bu ngeen ko séddoo kenn ku ne sa du am 1000 francs est-ce que di ngeen jël temps waxtaan ak nit ñi wax leen li ngeen bëgg yan ambition ngeen am pas que xaalis bi lan leen may si parce que ki jaay këram pour ñëw def campagne bu dal ay millions joxe ko mais est-ce que bu toogee du lijjanti këram ba pare. balaa muy lijjanti li ci dëkk bi. dëgg la waaw soxna Aïcha laaj bi nga laaj nekk na laaj bu am solo ndax dafa dëppoo ak li tubaab di naan un jeu de dupe maanaam nga ñëw ci nit yaakaar ne yow da nga koy nax moom it mu yaakaar ne moom moo lay nax jeu de dupe boobu nag ñun duñ ci dugg li tax duñ ci dugg mooy wax nga ko léegi. avec yi am na nu ñu organisé woo ba tax ku ñëw di leen indil duñ la ne bul indi donc xëy na tey. bu amee kenn ku ñëw homme politique joxe 50000 bu subaa am na ku mën a ñëw xëy na joxe 200 boo ëllëg si biir rek keneen ñëw joxe 500000 man gis naa ne xëy na sax du ca ka ëppale la ñuy woteel. du ca ka ëppale xëy na moom la ñuy woteel parce que ñun gis nañ ne xaalis bi ñu leen di jox pour ñun amul solo. xam nga lu tax amul solo mooy li olof Njaay di wax rek olof dafa ne may gu dëkk. moo gën mbay gu njëkk ñoo ko loolu dañ koy waxal ñi nga xamante ne dañ leen di wut soxna dañ leen di faral di rappeler naan leen may gu dëkk moo gën may gu njëkk ñun nag suñu ambition mooy may gu dëkk nu ñuy mayee nag may gu dëkk mooy comme li ñuy wax aussi ki jàngal la napp moo gën ñu lay may jën ndax bu ma ñëwee tey may la jën bu subaa ma may la jën gannaaw suba mën nga maa bañ a gis te bu ma ñëwul xëy na doo am jën boo lekk mais bu ma la jàngalee nag ni ñuy nappe nga gis maak nga bañ maa gis di nga dem ca fa ngay war a napp sa jën ñëw jëfandikoo ca na nga ko bëggee ñun loolu mooy suñu gis-gis ci mbirum dëkk bi et niñ koy mën a xëy na misaale rek mooy ku ne xam na ne maire yi am na ay possibilités yoo xamante ne am na ko ci jàppale surtout suñu jigéen ñi jàppale suñu ndaw ñi ci ay financement yoo xamante ne xëy na bu jógewul seen budget aussi mën na jóge ci li ñuy tuddee la coopération décentralisée mooy ay koppar yoo xamante ne dañ koy dem jéggaani bitim réew pour ñëw maintenant delloo ko waat askan wi donc ñun ci loolu muy ci budget wala muy ci coopération boobu la ñuy xool naka lañ ci mën a wute lu am solo loo xamante ne ni dañ koy jox population yi nga xamante ne dinañ ci mën a dimbali ko te nañ ko bëggee mu nekk ay financement yu am solo yoo xamante ne da nga koy remettre au groupement de femmes au groupement de jeunes aux ASC et cetera et cetera ba ku ci ne boo ko joxee bu demee ay ab diir bu la gisee ak bu la gisul yëpp dina am loo xamante ne nekk na fa loo xamante ne dina mën a demal boppam je crois que ñun pour ñun loolu mooy am solo ci mbir mi mais pas 100000 francs bi ñu lay jox tey wala 500000 parce que bu ngeen imaginons maintenant ngeen am nekk benn groupement de femmes de 100 personnes ñu ñëw jox leen 500000 ku nekk ñaata lay am. dara.
500 000 boo ko diviser par 100 ku nekk 5 000 ngay am. 5 000 francs boobu lu mu mën a jëriñ. dara ñaari fan ñetti fan nga koy lekk mu jeex. jeex tàkk. donc te léegi nag kan ko dig. kooku dana laxas sa baat juróomi at. ndeysaan. pour maintenant benn 5 000 francs bu mu la jox. ndeysaan. je crois que loolu ku ko nangu nga loo xamante ne nii nekkul loo xamante ne lu jaadu la. ndeysaan. parce que nit ki bu ñëwee pour nax la. mais yow da ngay am pour la pour mu bañ laa nax. te lépp li ñu fi gis nag ñu koy doxal ay naxaate la. parce que ay weer a ngi nii ci ginnaaw. ñooñu jóg tey jii di joxe ay 500000 ñii di joxe 100000 ñii di joxe 200000 kenn gisu leen woon fenn. xëy na tey am na lu taxaw am na lu ñu bëgg moo tax ñu taxawee taxawaay boobu. di ñëw di joxe 500000 di joxe 300000 simplement parce que bëgg nañu ñëwateel leen. donc loolu nag day xaw a nuru li tubaab li ñu naan jënd. te nit ki moom yaakaar naa warul dangu kenn di ko jënd. nit ki 500000 francs waru ko mën a jënd. waxantuma la nag un groupement de femmes boo xamante ne day mat 100 personnes. donc je crois que loolu nit ñi war nañ cee mën a gën a yeewu. xam ni xaalis bi ñu leen di jox. dañ leen koy jox simplement parce que dañu bëgg ñu woteel leen. et ñu xam ne aussi xaalis boobu ñu leen di jox nekkul xaalis boo xamante ne ñoom dañ koo liggéey parce que bu ñu ko xoolee bu baax ñi ngi leen koy jox tey démb ak bërki démb ñun ñoo bokkoon ak ñoom nekk ci biir dëkk bi. buñ leen tanewul woon ñun ñii ñoom tanewuñ ñu woon tey jii donc bu ñu demee ba wut 200 millions 300 millions nañ laaj d'abord fan lañ ko jëlee xaalis boobu ñuy joxe fan lañ ko jëlee donc je crois que il faut falloir que les gens aussi ubbi seen xel xam ne ñii am na ñoo xamante ne dañ taxaw ci taxawu tànk ñuy naxe ñu ràññee bu baax nag ñi nga xamante ne dañuy naxe ak ñi nga xamante ne dañ leen bëgg a defaral. je crois que foofu la ñu toll. et ñun am nañu yaakaar ne daal dëgg-dëgg ñun naxee duñ ci dugg. duñu ñëw kenn di ko jox xaalis pour mu woteel ñu. dinañ ñëw nag partager ak yow suñu ay idéaux partager ak yow suñu ay principes. partager ak yow suñu programme. ci loolu la ñuy jéem a fexe nu ñu lay convaincre pour nga mën a ñëw ànd ak ñun liggéey. ci sa nga xamante ne mooy suñu mébét. ay am nañu yaakaar ci ne aussi képp koo xamante ne di dégg nga suñuy mbébét. xam nga suñu programme di nga ñëw ànd ak ñun ci li nga xamante ne nii moom la ñuy liggéey parce que ñun gëm nañu ni ñun ñoo nekk ci dëgg. et que ñeneen ñi ci bari ñi ci day lu ñuy def lépp ay caaxaan la. mais ñun daal gëm nañu ni ñi ngi ci dëgg. et nit aussi dafa war a nangu dëgg. foo parce que dëgg rek mooy mujj. waaw donc ñu ñëw fekk ñu ci dëgg boobu ñu ànd liggéey. pour que ëllëg si biir daal waa Thiès waa Sénégal yëpp sax lay wax gis ci seen bopp. parce que loolu moo ci am solo. découpage bi léegi am na ñoo xam ne dañ naan Thiès Ouest mais am na ñoo xam ne xamuñu nit a ngi dëkk ci quartier mais xamul sax quartier am fan la bokk tey est-ce que mën nga ñu leeral ñi bokk Thiès Ouest yan koñ yan quartier la. waaw Thiès Ouest xaw naa yaatu tuuti. ndax buñ ko xaymaa mën na nekk 18 quartiers. 18 quartiers yi nag buñ koy commencé xëy na ca biir dëkk ba day nekk commencé Escale. daal di wàcc ñëw Randoulène. bu jógee Randoulène ñëw Grand Thiès. bu ñëwee Grand Thiès ñëw côté Normandie wàcc dem terrain Concorde. je crois que terrain Concorde boo fa ñëwee tali boobu moo séparé Thiès Ouest ak Thiès Est. donc boo jégee ne le yaa ngi est mais boo continuer maintenant continuer tali bi dem gaaru Thiès. donc lii nekk ci sa ndeyjoor yëpp. Thiès Ouest lay bokk. ak Grand Sanding ak yëpp. donc nga prolongé ko. ba ca kaw. donc nga ñëw maintenant donc loolu yëpp mooy Mbour 1. boo ñëwee donc Mbour 1 ci la bokk. Mbour 2 Mbour 3 Mbour 4 nga ñëw Grand Standing dem Thiès Nord. Sapco route de Dakar 2. je crois que essentiellement loolu mooy HLM route de Dakar. donc Carrière ak yooyu je crois que loolu mooy essentiellement ak Somme. mooy quartier yi nga xamante ne ni moo constitué la commune ouest. waaw. ak 10e. kii ñi fi nekkoon pendant 7 ans lan nga gis ni yow liggéey nañ ko ci dëkk bi te nga teg ci sa bët. waaw bu ñu fi defee it daal mën naa ne li ñu fi def bariwul ndax il faut aussi que nit ñi di ràññetle. les infrastructures yi nga xamante ne état moo ko liggéey ak li nga xamante ne mairie moo ko defal boppam. ñi fi ne lu ci bare dañuy mbubboo. ay infrastructures yoo xamante ne état du Sénégal moo ko def ndax ku ne xam na ne tali yi ñu fi def
état moo ko liggéey du mairie moo ko liggéey lampes yi aussi c'est un financement de l'état mooy les lampes solaires donc man loolu laa gis principalement ñu koy ndamoo ci ay réalisation yoo xamante ne def nañ ko te loolu man xam naa ne du ñoom ñoo ko def mais li nga xamante ne dëgg ñu ngi leen ci doon xaar dëgg gisuñu leen ci et loolu nag wax moom laa doon wax léegi mooy vraiment assainissement beeg fexe ba dëkk bi naat fexe aussi jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi loolu liggéey bi soo xam ne bu baax a baax ci côté boobu et donc moo tax vraiment ñun mënuñu wax ne bilan bi vraiment nekk na un bilan positif ndax daanaka daal lu ci bare boo koy xool boo jëlee budget mairie donc noonu lañ koy xaymaa budget dafa war a nekk surtout un budget d'investissement mais boo xaymaa li nga xamante ne moom lañ leen di nattal ci ay koppar mu nekk nag ay koppar yoo xamante ne ñun ñoo koy natt parce que suñu ay impôt ak yooyu la ñuy jël jox leen ko pour ñu wëlbatiku nag di ci saafara suñu ay jafe-jafe mais boo ko xoolee nag daanaka li ci bëri ci ñoom lay dellu parce que dafay nekk un budget de fonctionnement dañ ciy jënd ay oto di ci jënd carburant di ci fay personnel et cetera ci loolu laal lay dellu daanaka ba nga xamante ne population yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi daanaka duñ ci gis seen bopp donc moo tax daal ñu mun taxaw fii tey ne ñun daal dans le cadre de la gestion la municipale gisuñu ci loo xamante ne nii daal dal na suñu xel wala loo xamante ne yaakaar nañ ne mën naa jëm kër ba ñu war ko mën a bàyyi ak ñoom Mara dañuy jeexaleen di rek tey bu fekkoon ne jël nga mairie bi ana lan mooy seen lenn ci seen i projet ndax mën nga ñu fi tegal waaw projet yi moom bare na xëy na rek ci tënk li ñuy wax mooy am nañu yéene ci fexe ba dëkk bi set foo jaar xam ne quartier yi kat set nañu wecc maanaam oto yi nga xam ne nekkuñu woon di fonctionner tout le temps waaw bëgg muy daw parce que loolu aussi dafa am lu koy jiitu xëy na parce que bu ñu bëggee dëkk bi set il faudrait ñu am ay oto yoo xamante ne dañuy wër di ramasser les ordures loolu aussi nekk na loo xamante ne mairie war na ci taxaw mu am vraiment des camions des bennes tasseuses ak yooyu yoo xamante ne ñooy wër ci quartier yi fu mbalit nekk ñu génne ko dem yóbbu ko ca àll ba sànni ji ko foofu donc je crois que loolu nekk na loo xamante ne lu am solo la parce que cet dafa am solo loolu ci dëkk ndax nee nañu boo setul xëy na doo sax wér bay mën a tal leneen donc il faudra que ñu jëm a góorgóorlu ci côté boobu bu ñu ci jógee aussi xool aussi nu ñu mën a jàppale aussi la santé parce que bu ñu réeree mbir ne aussi santé c'est une compétence décentralisée maire ko yor donc ñu jéem a fexe aussi naka la ñu mën a gën a jàppale les postes de santé surtout ba ñu mën a gën a taxaw mën a gën a am améliorer seen condition d'accueil mën a améliorer aussi seen i garab ak yooyu ba ku fa ñëw xëy na du soxla sax ngay demaat hôpital ak yooyu di nga mën a faju foofa ca bërëb ba nga ne ba du soxla ngay dem ci hôpital bu gën a sore donc ñu jëm leen fexe daal ba améliorer seen plateau technique et tout ça ba ñoom ci seen bopp yu bari dinañ ko mën a def ci seen gox-goxaan yooyu bu ñu jógee ci mbirum santé aussi école yi njàngale aussi compétence décentralisée la ñu gis ne maire yi fi nekk yëpp daanaka ñoom daal jàngale seen ndimbal dañ ko gis ci ne xëy na day yem ci bu école tijjee ñu jënd kaye jënd bic dem yóbbu jox école ya waaw mais kaye ak bic ku nekk mën nga koo jëndal sa bopp il faudrait vraiment que ñu jéem a xool comment faire pour améliorer surtout l'environnement scolaire école yi seen quelquefois seen conditions yi ñuy nekk dafay nekk conditions yu doy waar da ngay dugg ci école ba du am toilette wala bu amee toilette aussi toilette yu doy waar lay doon école bi nekk benn école bu délabré bâtiment yi di bëgg a daanu ci kaw xale yi boo duggee ci école bi du am garab du am bois jardin du am da yooyu yëpp nekk loo xamante ne dañ ko war a xool nu ñu mën a def pour saafara ko et je crois que ñun daal ñun ci yooyu daal lañ bëgg a taxaw pour xool nu ñu mën a def pour saafara jafe-jafe yooyu yëpp école bi war nañ ko mën a dimbale bu baax ba daal vraiment ñu gis ci seen bopp suñ jógee ci loolu aussi mbirum école y a ce qu'on appelle l'environnement lu ñu mën a def ba améliorer aussi l'environnement des populations ñu nekk ci cadre de vie boo xamante ne bu am solo lay doon donc yooyu daal principalement mooy suñu ay mbébét xëy na du temps bi du maye ñu dugg ci ba xuus ak jàmm mais xëy na bu ñu amee beneen kii plateau dañ ci mën a xuus ba gën cee sori
mu nekk lu am solo monsieur le maire parce que tey leeral nga lu bare ndax jàpp nañ ni dugg nit ñi bu ñu ñëwee rek dañ naan monsieur le maire lan la fi indi tey mu ñuy seet si indi nañu xaalis ñu bañ a jàpp yi fii rek teg ko ci xaalis il faut ñu xam derrière nit ki nga xam ni moo ñëw pour waxtaan ak yéen il faut ñu déglu ko. pour mën a xam lan mooy ambition am loolu dafa am solo parce que tey am na ñu bëri boo leen laajee fan ngeen bokk ban maire dana naan lan mooy loolu. effectivement ñëpp mairie ville lañu balancé wu parce que comprendre ñu sax découpage bi mu nekk lu am solo ñu di leen ñaan yéen it su ngeen dematee ci ci koñ yi ngeen waxtaan ak ñoom loolu lu am solo la ñu xam découpage bi lan la ak lan la leen di jëriñ ndax ñu bëri xamuñu ko. nekk lu am solo monsieur le maire lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di leen remercier encore une fois rek et terminer aussi par lancer un appel à la population de Thiès parce que dañuy dem à un tournant vraiment décisif. muy nekk tournant boo xamante ne waruñu ko rater parce que gis nañ ne depuis pratiquement une vingtaine d'années Thiès ak dëkk yu bare ci biir Sénégal seeni maire dañ leen ko daan tànnal parce que nañ ko daan tànne mooy dañ daan boole conseil yépp ci benn liste conseil yooyu bu ñu falee ba pare ñoo daan daje maintenant tànn maire mais cette fois-ci population yi seen bopp ñooy tànnal seen bopp seen maire parce que ki nga xamante ne moo nekk ci tête de liste majoritaire bu liste booba jàllee kooku mooy nekk maire donc ça c'est une opportunité maintenant qui est offerte aux populations pour ñu mën a tànn seen maire bopp et loolu nag nit ñi dañ ko war a xam bu baax a baax a baax xam ne bi yoon chance bi ñu am pour tànnal suñuy maire bopp musuñu ko am et chance boobu nag dañ fexe ba saisir ko bu tànn ba jotee ñu tànn maire ba gën ci ñun koo xamante ne nii ñëw fi parce que dafa bëgg a jaay suuf ñëw fi parce que dafa bëgg leneen ak leneen mais dafay ñëw pour fexe saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la waa askan wi di dund ñun daal ci loolu la ñu ne et ci la ñuy woo ñëpp pour ñu ñëw ànd ak ñun ci loolu ñu fexe ba ràññee suñu coalition bi suñu liste bi muy liste Pencoo ànd liggéey fexe ba bu ñu demee le 23 ñu woteel ko en masse mu jël les rênes de la commune et de la ville fexe ba vraiment jafe-jafe yi nga xamante ne yëpp ñu ngi ko doon dund ci at yi passé ñu saafara ko ci jàmm saafara ko ci salaam. donc loolu daal lañ ne woon dinañ ko ci lancer comme dernier appel encore une fois di leen remercier ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci suñu kër parce que dañuy rappeler de kay tey yéen ñu fekk si xëy na ñoo leen waroon fekk sax waaye donc loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu ñuy rafetlu la parce que mënoon ngeen toog fële xaar ñu ñëw mais yéen a déplacé wul seen bopp ñëw fekk suñu fii ci suñu kër donc vraiment ñu leen ci remercier encore une fois macha allah am na solo monsieur le maire yàlla na nga àggale ak sa sago ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na solo yàlla na nga àggale ak sa sago li ngay laaj yàlla na nga ko yóotoo te boo ko yóotoo yàlla na gën ci yow mu nekkoon lu am solo fii ci Senucom TV wax na dëgg tey ñoo déplacé wu daal di leen set si ñuy wax ni rek dinañ leen dox dig daje du yàggaat dara si suñu plateau ñu gën a yaatal gën a indi lu bare parce que xam naa ni waxtaan bi mënta yem fii ndax yu bare mën na war nañ ci mën a yaatal du yem fii di leen jox dig daje très prochainement ci Senucom TV jërë ngeen jëf. Merci.